jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci les jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nama ko jukki dina bokk ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew ni ki démb juróom benn doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci lim mi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróomi cas positif la ñu am daan ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ca diwaan bu Tëngéej ñi nga xam ne nag ay agents municipaux lañ nag daal nañuy dummóoyu projet wii nga xam ne bëgg nañoo neenal ville bu Rufisque naka noonu itam ñuy dànkaafu nguur bu Sénégal ne lu ni mel duñ ci am tey rek ñu ci daal di teg seen ak gët coowal suuf ca Sicap Amitié 2 ab collectif woo xamante ni taxaw na temm ngir daal di càmm seen ak terrain de football ba nga xam ne moom moo fa nekk projet wañu naal ngir daal di ko fay amal moom moo di ab complexe sportif nag bu AS Jaraaf bu Ndakaaru boobu le collectif li mu mënta nangu moom moo di li nga xam ne rek yàkkam ci nañu ko ngir daal di xaatim lépp loo xamante ni ñeel na booba projet ba tax itam li ñu bëgg moom moo di ñu daal di dindi lënt yi nga xam ne moom moo nekk seen ak bopp mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door rek nañu ko junjee woon mbas mi tolluwaayam ci réew mu Sénégal ni ki démb juróom benn doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróomi cas positif la ñu am ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn test yi nga xam ne def nañ ko ci nag téeméer ak benn cas contact la ñu am téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni rek am nañu mbas mi te xamuñu fan la ñu ko jëlee ca diwaan bu Ndar Géej foofee nag mu mel ni jàngoroy coronavirus mu ngi fay wéy di fa gën a am doole ba tax itam comité de veille d'alerte ba nga xam ne moom moo fa nekk ñoom itam di dànkaafu askan wi ku ci nekk jël sek matuwaay ngir rek daal di fegu ci waame mi nga xam ne moom moo gane si réew bu Sénégal ñu teewlu reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck. cas communautaire yi mi ngi gën a yokku ci juróom-ñeenti fan yi ñu génn juróom benn fukk ak ñett ci doomu aadama ci ay cas communautaire am nañ ko loolu nag moo tax comité de veille et d'alerte yi ñu tegoon ci quartier yi amal ndaje bi nu mel ñu ne nag jóg jot na balaay béy di way mbuus. parce que lii nga xam ni muy mas bi te dellu si fii ci Sénégal ci dellu si boo xam ni vraiment ñu ñëpp gis nañ nu mu mel ci wàllum nu mu wàlle nit ñi ak ci wàllum faatu yi ci am dafa doy waar te dafa metti convention locale yi nga xamante nag teg nañ ko ci fanweer ak ñett ci quartier yi nekk ci diwaan Ndar Géej ñu yëkkati ñetti millions ak lu teg jox leen ko ñu nag la ñu gën a bëgg bokk na ci ñuy saytu askan wi sol seeni daal la dem waxtaan ak ñoom ngir nag mesure barrières yi ñu gën ko mën a respecté. mobiliser woo nit ñi ay réunion toog waxtaan ak ñoom moo xam ne ci école bi nekk ci biir quartier bi la moo xam ne ci jumaa ji nekk ci biir quartier bi la moo xam ne ci jàkk ci biir quartier bi la wala marché bu nekk ci biir quartier bi. Mansour Faye di maire Ndar waaye tamit di ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu transport nee na nag mesures yi nga xamante ni jël nañ ko ci wàllu couvre-feu ak état d'urgence ca Ndakaaru ak Thiès la yam waaye nag yeneen mesures yi nga xamante ni jël nañ ko ci wàllu transport bi ci Sénégal gi yëpp ñoo ko war a respecté. jàpp ni yamu Dakar ak Thiès couvre-feu bi ak état d'urgence moo fa yem mais toutes les mesures barrières ak même les interdictions yi ay rassemblement yi maanaam c'est à l'échelle nationale parce que feebar bi mi ngi dans toutes les villes du Sénégal dans tous les départements du Sénégal quasiment ci commune yu bëri am na ci donc même bu egsiwul sa commune fexeel nga jël sa motaay ba nga xam ne fexeel ba boobu du fa egsi. Ndar nag feebar bi mi ngi def ay jéego ci juróom-ñeenti fan yi ñu génn gis nañu ni mbir yi mi ngi gën a takkarnaase fi nga xamante ni ñoo ci gën a loru bokk na ci Ndar Géej ak diwaanu Richard Toll. ginnaaw Ndar Géej Ousseynou ca diwaan bu Sikicoor inspecteur d'académie ba fa nag di dànkaafu ñi nga xam ne ay ndongo lañ te ñuy faral di bañ a dëppook li waa kër docteur daal di santaane ci la jamono di bañ a takk ay masque ci daara yi naka noonu itam muy sàkku ci ñi nga xam ne dañuy jàngale rek ñu gën a am ak taxaw seetlu ci foofee muy xam ne rek ne daana jot ay masque ci lim bu takku ngir daal di koy séddale yooyu le ndongo moom Cheikh Faye dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang ko boole ci opération bi nga xam ne moo dugg ci plan Orsec bi nguur gi tàmbali woon ci nawet bi ñuy génn bëgg a jàppale askan wi nga xam ne loru woon nañ ci mbënd yi nga xam ne ñoo amoon ci diwaanu Diourbel gannaaw pompe yi nag askan wi lañuy xool seen wërgu yaram pour mën leen a faj. déroulé ba fi mu ne nii tey fépp fu ndox bi nekkoon libéré nañ ko bañ ci tollee nag ba nga xam ne loolu jeex na mu amoon yeneen i points yoo xam ne maanaam yu mel ni accompagner les populations ci ay yu mel ni ay consultations médicales gratuites
donc moo tax nag ñu ne période bi baax na pour tàmbali consultation yooyu. mbir mi du yem rek ci xool wërgu yaram gi wante dañuy joxe ay garab ñi nga xamante ni ñoom ñooy way loru yi. garab yi ñu ngi fi disponible garab am na loobu important médicament bi fi nekk te kuñ fi xool incha allah waxa bi dinañ la jox garab yi gratuit. opération bi nag ñu tàmbali ci département bu Bambey dinañ ko wéyal ci yeneen ñaari département yi nekk ci région bu Diourbel. Bambey RFM Babacar Diouf. mu doonoon ab élément bu Babacar Diouf du bi nga xam ne moom lañ bëggoon dégtal moom Babacar Diouf doon addu ci plan Orsec wa nga xam ne ñu ngay wëy di dimbali ñi nga xam ne rek jot nañoo loru ci mënd mi ca diwaan bu Njaareem ñu wëyal xibaar yi mbokk yi maa ngi leen ko doon junju sànq ci mbas meeg tolluwaayam xam ngeen ne nag inspecteur d'académie ba nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Ziguinchor muy dànkaafu ñi nga xam ne dañuy jàngale ñu gën a am ak taxaw seetlu ci élèves yi nga xam ne duñu faral di takk masque yi ci daara yi nag naka noonu itam masque yooyee li mu xamle moom moo di dina ci jot ab lim bu takku ngir daal di koy jébbal élèves yooyu nga xam ne ñoom ñoo fa nekk dañuy teewlu ay kàdduk Cheikh Faye Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñoom ñoo ko tàttaan. waaw mesure barrière yi li ñu ciy wax rek moo di ne ndey bi liggéey yëpp mooy xale yi ñooy bañ a sol masque yi parce que lépp lu ñu amoon ci ay jumtuwaay muy ay masque ay lavoir yëpp jox nañ ko chef d'établissement yi ci ouverture yi ñu boole ci ak liñ yi leen joxoon biñ doon recommencer cours yi ci ak classe d'examen yi la ma ciy teg moo di ne démb rek réceptionné naa lu ëpp 200 000 masques yoo xam ne ministère de l'éducation moo ñu ko jox donc ça veut dire que semaine prochaine danañ leen gën a yokkalaat danañ leen dollil ci ay masques suñu école élémentaire yi ku ci nekk ci dans le cadre du paquet am nga une dotation boo xamante ne xaalis bu weex tàll bu ñu la jox pour nga jënd ci ay masques jënd ci gel jënd ci ay lépp loo xamante ne matériel de protection la donc ça veut dire que gouvernement bi wàccoon na ak wàllam li ci des moo ne parents d'élèves yi ndongo yi ci seen bopp administration scolaire ak jàngalekat yi nañ taxaw tem pour que ku ci nekk vraiment respecter mesures barrières yi su ko defee école bi mun na mucc ci deuxième vague bi ni nga xamante ne mu ngi ruube dëkk bi waaw mesures barrières yi li ñu ciy wax rek. diwaan bu Louga mu mel ni foofee itam ñu ngay wéy di dànkaafu askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ci commune bu Léona foofee nag maire bi daal nay dajale conseillers municipaux yi ak itam ñenn ci ñoo xamante ni ay chef de village lañ ñu amal ab waxtaan ngir rek mën a mucc ci li nga xam ne moom moo di jàngoroy coronavirus ca wole diwaan Thierno Fall. le woon ay chef de village conseillers municipaux yu Léona ci njiital maire bi ngir waxtaane nag lu aju ci ñaareelu vague Covid 19 bi la xool ban taxawaay lañ ci am ba du yegsi ci diwaan gi. gis nañu ni mu jóge raw na sax ni mu nekkee woon bu njëkk kon nekk lii ñu war daal te war maire bu ne collectivité territoriale bu ne nga jóg taxaw tem waxtaan ak sa population jël ay engagement lu ñu ci mën ñu def ko ci woo tam alerte tam suñu homme d'affaires yi ñu nekk tam mooy comme Adecor comme ñeneen ñu jàppaat ci comme ni ñu ci jàppe woon ndax yàlla musal ñu. ginnaaw waxtaan wi nag am na ay dogal yu nga xamee ni si municipalité bi jël na ko mu ñeel xeexum mbas mi. ñaari marché la ñu am ñaari marché yi fas nañu yéene ñeenti yoon yi fa dugg yëpp ñu teg fa ay nit teg fa ay li nga xam te ne mooy ay masque ak ay madaara ak lépp loo xam ne moo aju rek ci aar jàngoro ji. ñu ànd seeg suñu partenaires yi nag suñu partenaire développement yi nekk Belgique xam te ne dañuy bokk ak union des villes bu Belgique suñu commune bu Léona bokk. chef de village yi te woon ndaje mi tamit sàkku nañ ci ñoom bu ñu ñibbee ñu fexe ba ñaax seenu askan ngir nag ñu gën a fagaruwaat bu baax ci xeex bi. taxaw tem wax ak njabootam wax ak xale yi d'abord ñoo sawar ñoo mën a dem ñooy dikk wax ak ñoom. nañu xam fu ñu teg teen tànk jigéen yi nga xam tam ñoo foog dañu bëgg xew lool nangoo bëgg dajale nit yi toujours nañu wax ak seen njaboot xew fi mu nekk xew yi na te ku ne na ko xam. ba tey ci ndimbalal ay partenaire am mairie bu Léona jënd lu toll ci 20 junniy masque yu nga xamee ni rek fas yéene nañ ko séddale ci mbooleem école yi nga xamee ni ñoo nekk ci commune bi. Thierno ngir daal di dakkal lawteefuk virus bi tax na nguur bu Sénégal jëlaat beneen ab dogal état d'urgence couvre-feu ci région bu Ndakaaru ak itam Thiès ca diwaan bu Tëngéej moom mu mel ni nag am na ñenn ci ay ndaw yoo xamante ni sàmmonte wuñu ak dogal boobe ba tax itam ñu dëkkee ca quartier bu HLM nag di dànkaafu te itam di sàkku ci nguur gi mu daal di xoolaat doxalinu ko yooyu le ndaw ñu teewlu seeni ay kaddu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoom ñoo ko taataan. la benn Tëngéej Rufisquois nanguwul laa wax mënuñu ko nangu mënuñu ko dégg man miy wax ci
coalition Macky Sall laa bokk mais dans cette affaire là damay bokk ñi combattre loolu effacer histoire Rufisque effacer dignité Rufisque dañu décider mobiliser. mais chaque jour depuis couvre-feu bi booy fi ñuy nekk di taal ay pneu booy jëkkataay tout ñoom ñëpp man maa leen di dàq mais même sànq sax ñu ngi ma bëgg a song pour xeex ak man nii xam nga fii il faut mu am ñoo xam ne dañuy pointer fii heure bi bu jotee. c'est pas normal quoi. loolu la benn Tëngéej Rufisquois nanguwul laa wax mënuñu ko dégg. man miy wax ci coalition Macky Sall laa bokk mais dans cette affaire là damay bokk ñi combattre loolu effacer histoire Rufisque effacer dignité Rufisque dañu décider mobiliser pour xeex loolu bu ko Macky Sall bëggee nag Tëngéej c'est une ville rebelle ku mës a xeex moom gis ko. nous mettons en garde kii ko te nag autorités yi nekk fii autorités politiques yi nekk fii dëkk ak ñun ku ci xeex Tëngéej boo liggéey ñu xeex la. ku wax loolu sa papa nga àndal say intérêt nga àndal mais àndoog dëkk bi politicien bu ànd ci loolu sa intérêt bopp ak say poste sa tax nga wax. mu doonoon ay ñi nga xam ne rek ñoom ñooy dànkaafu ci projet bi ñeel neenal ville bu Rufisque ñu wëyal xibaar yi mbokk yi wax ci leneen loo xamante ni daal nañ koy xaatim ngir rek jëmmal lépp lu soxal wàllu mbayum ceeb fii ci réew bu Sénégal koppar yi nga xam ne daal nañ ko ci fecc nag toll na ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar yoo xamante ni moom moo ñeel boobule projet nga xam ne day gën a rataxal diggante réew bu Sénégal ñu teewlu tënk li nga xam ne Mohamed Samb daal na ko ciy def. Sénégal ak réewu Japon jaareelu ko ci jëriñ yu ñu dénk wàllum économie plan ak coopération di Amadou Hott ak jëriñ bu Japon mu ñu dénk wàllum affaires étrangères ñoom nag amal nañu ci dimanche gi ab xaatim boo xamante ni dafay ñeel wàllum mbayum ceeb gi bi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci vallée du fleuve Sénégal loole nag bi ñu ko xayma toll na ci fanweer ak juróom-ñaari milliards. loolu nag nekk luy gën a yéwanal mbayum ceeb mi ñeel ndox mi ak itam kaaraange dund gi te itam dina wàññi déficit bu balance commerciale bu ñu nemmeeku ci Sénégal loolee ki ko xam ne moo di Amadou Hott. jëwriñ bu Japon bi ñu dénk wàllum affaires étrangères bi mu jëlee kàddoom li mu xam ne moo di projet bi ci wàllu boppam dafay gën a dooleel waaye itam yeesa la jumtukaay yu ñu amal ci wàllum irrigation yi ñeel fleuve Sénégal ci fàttali nag lii di souveraineté alimentaire bokk na ci tomb yi gën a am solo yi nga xamante ni dafay bokk ci PAP 2A ngir gën a mën a yéwanal économie bu Sénégal bi nga xam ni mbas mi laal na ko. jërëjëf Mohamed Samb cant ak ngërëm ña la mbokk yi maa ngi leen ko doon junju sànq bi ñuy door yi la jotaayu xibaar coowal suuf ca Sicap Amitié 2 foofee nag ab kuréel moom moo daal di taxaw ngir rek daal di càmm seen ak terrain de football ba fa bi nga xam ne am na ab projet woo xamante ni daal nañ ko ci naal ngir amal fa ab complexe sportif bu ASC Jaraaf bu Ndakaaru ndaw yooyee li ñu xamle moom moo di am na ay lënt-lënt yoo xamante ni mi ngi ca ginnaaw te leerul benn yoon ca seen ak bopp ñu teewlu ki nga xam ne moom moo yoroon seen ak kaddu Younous Diatta la ko dénk. protocole bi dafa di dañ ko signé ci signature yaa ma neex rek ak jaay doole ndax fii ñi ko signé mooy Cheikh Seck mi président Jaraaf Amadou Kane mi nga xam ni mandaawam jeex na ci ASC Amitié 2 ak monsieur le maire Pala Samb. monsieur le maire mooy suñu kilifa ñun ñëpp waaye mënul signé te amul délibération conseil municipal. terrain bi dañu jàpp ni dañoo waroon a boole ci lépp du ñu ne nag du li gën terrain bi ñu defar ko moo gënal ñëpp waaye ak nañ koy defaree mënuñu ne dañuy defar terrain boo xam ni waxuñu si waxu clé de répartition waxuñu investissement bi waxuñu durée d'exploitation waxuñu le tableau d'amortissement waxuñu statut terrain bi maanaam kan moom terrain bi nee nañ loolu yëpp buñ ko wax nee nañ leen nag loolu buñ ko defee buñ ko nangoo li raw li ñuy kaas ak Eiffage moo ñu nar a dal ñun waa Amitié 2 te duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg. kuréel yi nga xam ne dañuy faral di amal armation nag ñoom ci seen bopp ñoom ñoo bëgg ragg seen der ba mu set ndax itam luñ ne ab koppal la boo xamante ni dañ koy faral di luubal te mu toll ci fukk ak juróomi millions yoo xamante ni dañ ne mairie bu Parcelles dafay denc koppar yooyu nag daal di koy jaarale ca ñoom ba tax itam ñu xam le rek ne mbir mi daañ ko yóbbu fa mbaxane doone benn ñu teewlu maître Kalidou Gataba moom moomay nag doon jano ak way taskatu xibaar yi Pape Fara Ñing ak Amadou Ba ñoo fa teewaloon télévision Futur Média. yu ñu jógee léegi temps yi
benn monsieur bu ñuy wax Guèye original muy Mamadou Guèye bu ñu tiiñal ne ñun en connivence dañoo nekk ak maire foofu lay dugal xaalis bi bu koy sàcc loolu la ko waxee ne maire day sàcc xaalis te da koy dugal ci compte APAM moom nee na maire day jël 15 millions dugal ko suñu compte yow yëkkati ko ñun ñu yëkkati 15 millions joxaat ko mu compal ñeneen def xaalis bi ci poche am acte 3 de la décentralisation bu mu amee percepteur dafa interdiroon pour ñu def ay mandat ay subvention bu ëpp 100 000 francs ñu koy joxe en billetage léegi ba mu amee loolu maire wooñu ñu waxtaan pour mu jàppale association yi nga xamante ne amuñu récépissé ñi nga xamante ne amuñu compte bancaire pour ñu dimbali leen ñu mën leen subventionner donc loolu moo nekkoon idée bi pour te bañ ko jotee ñëw nañu ak maire ñu joxaat ko xaalis bi def ay décharge mu defal ñu décharge jox ñu ñun lu ñu war a jox ci subvention ñeneen ñi tamit lu mu leen jox ci subvention tamit maire def na ci ay décharge sax ñu gën ko yóbbu ci yoon tey Pape di ñoo toog ci suñu ay club gis ay vidéo di jàll vidéo bi waa ji jël suñu relevé bancaire tàllal ko jox ko ay journaliste ñu jeexalee ak wàllu littérature mbokki ab téere woo xamante ne ni nag Fatou Diop moom moo ko daal di xaatim ci wile téere mi ngi wax ci jaar-jaaru ki ñuy woowee Bintou Sarr di ab soxna woo xamante ni bëri na ay lënt-lënt yoo xamante ni am na ko ci ak dundam ñu teewlu jàkkaarloo boobee nga xam ne defoon na ko Ibou Diouf ak Younous Diatta. muy téere bu yees bu mu fësal moom nag mii di yëngu ci wàllu mbind. tey mu taxaw ci li nga xamante ne rek moom la ñu faral di gis ci société bi ñooñee ñuy woowee ay jinne mu am tamit ci ñoo xam ne da leen di faral di dal loole nag ñu ne jot nañu waxtaan ci. li ko waral mooy fu mu nekk nii jamono ñu toll nii tey dafa am lu bëri lu ma seetlu jigéen yi nga xamante ne daf ci am lu bëri ci ñoom lu ñuy àndandoo ñu fa tàmm di woowee faru rab ñi góor ñi pour góor ñi. coro rab lu jëm ci wàllu téere bi mooy lu jëm ci wàllu jigéen ñu tey yi nga xamante ne ñoom ñu ci ëpp tey dañuy toll ci sëy duñ ko mën a am duñu mën a sëy parce que tout simplement am na benn lu ñu naan faru rab bu laqatu ci ginnaaw di leen yàqal guddeeg bëccëg mu nekk nag lu diis loolu moo tax tey ma fas yéene woon ci bind. téereem bi mu duppee Venin du destin mu ne dafa ñëwaat ci jafe-jafe yoo xamante ne bari na ay soxna yu koy dund. mais daanaka dañ koy yéex a xam. léegi man sama gis-gis mooy waxtaan ci au moins ak nit ñi mën a xool mën cee gis seen bopp mën a ñi nga xamante ne bokk xamuñu woon tey ñu xam bu ñu xamul woon tey ñu xam gëstu xam ne lii am na. ak téereem bi rek mu taxaw ci beneen fànn mooy taxawaay bi nga xamante ne xale yi am nañ ko tey ci lépp lu aju ci wàllu xaatim téere mu ne. ngeneel kese la. bu lan gis-gis boo xamante ne mooy lay wan ne ko dëkk bi au moins mu ngi avancé un temps soit peu tey xale yi tey avant daanuñu lire tey ñu ngi jóg di lire dem bay bind donc loolu tamit macha allah rek laa mën a wax te si sama gis-gis du lenn lu dul avancement. su weesoo livre bi nga xamante ne moom la fësal nii mun yemook ñaareelam gannaaw bi mu bindee livre bi mu daan duppee Cushing moom Fatou Diop bi nag ñu ne ab diplômé la ci wàllu marketing commerce. management international gannaaw bind bi mu tànn. jërëjëf Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeena la mbokk yi foofee la ñuy jaar daal di bural yi la jotaayu xibaar dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média Ndeye Arame Touré dina fi teew ngir fi ci leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média ñu fanaan jàmm jërë ngeen jëf.